Leyti Sène ni ma leen ko waxee rek ñu bëri xamuñu ko waaye képp xam nañ ne lépp Reug Reug daal en résumé moom la gannaaw yàlla Leyti su ma nee la 16 combats 14 victoires ak 200 verdict lan ngay xalaat. auzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabil alamin ñu ngi sant yàlla bu baax di julli ci sang-sang yi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di nuyu di ñaanal suñuy wàjjur yi jiitu yal na leen yàlla yërëm te xare leen aljana fi dawsi ak mboolem ku sa wàjjur jiitu ak mboolem kuñ fa fekk ak ku leen fay fekk di jaajëfal bu baax ci weeru rajab bi sëñ Abdou Karim Mbacke Falilou di ko ñaanal mu yàgg fi lool te mu ànd ko bu wér ndax yàggam ci kaw suuf njëriñu jaam ñu bari la surtout jaam yi gën a xeebu yu mel ni man ñu ngi koy ñaanal mu yàgg fi lool te mu ànd ko bu wér li nga ma laaj danaa ci sawar a tontu waaye yaakaar naa ne comme ni nga ko waxee 16 combats assortis de 14 victoires 200 verdicts yàlla lañ ciy sant d'abord ñu ngi ciy santaat yàlla bu baax a baax di ko sant lu bare bari waaw bi loolu weesoo itam nag xanaa di gërëm rek ak a sant ñi nga xamante ni ñoom lañ ci àndal ba wax dëgg yàlla loolu mun a am wala boog ba ñu yegg si fii nii. voilà kon nag Reug Reug bokk ci raar mbër yi nga xam ne macha allah jotu ji ba dégg gu muñal gannaaw nag mu def li mu def ci lutte sans frappe loolu mën na ci bari ñëwaat parce que képp kuy sénégalais xam nga li Reug def loolu mu def ci lutte sans frappe def ko ci dafa gum ko ci lamb avec frappe lan moo koy may mbër. waaw loolu moom li koy may mbër lenn la rek d'abord bu lamb di évoluer wala àdduna sax buy évoluer da ngay évoluer ànd ak moom donc amoon na fi de très très grands champions yoo xamante ni ñu ngi fi woon di def lutte simple lutte traditionnelle comme ni ñu ko mën a waxee donc comme li may wax rek lutte traditionnelle moom mooy tey jii nii comme ni ma ko mën a waxee passation de grade pour que boo demee ba nekk lutte avec frappe nga mun a génnee say performance parce que nag waxuñu frappe avec lutte mais dañoo ne lutte avec frappe donc comme lutte bi moo ci jiitu yaakaar naa ku ci nekk booy def dara boo ci buggee dugg war ngaa jàng bëre ba noppi doog see ñëw quoi donc moom nag yàlla dimbali ko d'abord li ko may bokk na ci maye respect wala boog bu dee damay wax ci moom d'abord moom ci boppam en tant que acteur bi lenn mayu ko lu dul fulla ak fayda gëm sa bopp ak respecter say entraînement jàpp naa ne loolu bu dee moom ci boppam loolu moo ko may li ci topp nag mooy comme ni ma ko waxee woon ci benn journal fan yee passé mooy dara mayu ko aussi lu dul staff bu suude ku nekk jox sa morom cër ku nekk respecter sa morom kilifa yi itam ñi nga xamante ni wax dëgg yàlla ñoo ko yëkkati teg ko ci suñuy loxo doon ñoo xamante ni bañ ko yëkkatee teg ko ci suñu loxo itam dañ ñoo doyloo à 1000%. donc amuñu benn xaar ma yàlla donc aussi ñun ñu xam ne ñun aussi ci suñu responsabilité la wax dëgg yàlla incha allahu rabi mu dégg daal yi te ñu ngi ñaan yàlla ni mu nekkee nii continuer. voilà léegi ñu war a dem si yeneen question yi si lutte avec frappe mais dafa am benn question bu ndaw bu ma lay posé muy actualité muy combat Modou Lo Ama Baldé dafa yàqu dañ ko reporté parce que kii di Modou Lo moo am gaañ-gaañ mais dañoo gis ne gaa yaa ngi ŋàññi MMA te pourtant gis nañ ne bi Pudzianowski ak Bombardier waree bëre veille combat bi si la adversaire wu Bombardier am gaañ-gaañu mais teewul combat bi dafa continuer est-ce que jàppoon ne MMA bi ñuy ŋàññi est-ce que nekkul en avance par rapport ak lutte ay frappe est-ce que waruñu woon mën a wutal Modou Lo Ama Baldé adversaire en attendant Modou Lo wér combat bi mën a nekk. waa d'abord dañuy ñaanal yàlla Modou Lo yàlla may ko jàmm gaañu bi mu am yàlla wéral ko ba mu delsi ci sagoom loolu li ma ciy wax mooy ñi ŋàññe MMA xamuñu MMA wax ji loolu la quoi xam nga sénégalais moom dafa bokk ci moom lépp lu mu xamul
mënu laa fulal mënu laa faydal donc xam naa ne ñoom bu ñu xamoon MMA dëgg-dëgg dinañ dem sax bay organiser MMA. Pourquoi? Parce que ñi koy organiser gënoo leen a muus gënoo leen a bëgg jàmm amul lenn loo leen ëppale ba tax maanaam ngay ŋàññi seen MMA donc dama jàpp ne dañoo xamul MMA. àddina nag dafa nekk ne buy dox même bu fekkente ne sama noon nga say qualité yu baax bu ma ko gisee war naa koo jéem a jël ndax ma jël ko moom mooy doon sama intérêt moo waral comme yow li nga wax nii combat boobu tey bu fekkonte woon ne MMA la du yàqu parce que nag nañu waxante dëgg date rek pour nga am ko problème la te ba loolu amee Luc Nicolaï & Co ndax duma ko citer moom kese def nañ ci li ñu mën yépp pour décrocher combat bi d'abord ça a été très très difficile yombul woon ku ne xam na loolu ñu jóge ci loolu à travers ay face à face lu ne ñu koy def ba affaire bi yegg si fii gaañu kenn du ko teg sa bopp Modou Lo mi jël combat bi ba yegg si fii nii jàpp ma ne dina def ay conneries ba gaañ boppam donc dogalub yàlla suñu borom waaye nag comme li ñuy wax mooy li ci nekk nañ ko jëlee tey yàlla kat moom taw di taw waaye bu tawul war nañoo trouver ay solutions yu ñuy def ba jëmbat suñu ay garab xool naka la ñuy def pour arroser ko ndax yàlla bu amee ndox muy jóge ci kaw itam nag am na ndox mu war a mun a jóge ci suuf pour arroser li nekkat encore ci kaw kon yaakaar naa ne tey waruñoo toog rek ne kii gaañu na yem ca point combat ba yàqu na entraînement dafa métti combat bu ñu reporté dafa métti ñun ñii di wax ak yow kat xam nañ ci dara métti na trop bépp mbër bu la ne mun naa dëkku ñu ñëw ci combat ba mu yàgg ñu arrêté ko reporté waat ko indiwaat ko waxu la dëgg loolu kenn mënu ko parce que préparatifs yi ay préparatifs yu métti la yoo xamante ni xamoo fan ngay jeexale say préparation nga ñëw ba à quelques jours du combat ñu ne la combat bi kat yàqu na bu doon MMA du yàqu dañuy wuti beneen adversaire ñëw jox ko te Ama il a de potentiels adversaires Ama il a de potentiels adversaires dafa mel ni tey bu Luc Nicolaï newoon damay dencagum combat Ama Baldé Modou Lo ba Modou Lo wér mais en attendant comme combat bi yàgg na naa wutal mu Ama Baldé adversaire su ñëwoon seet si ku mel ni Leyti Sène ne ko dañoo bëgg Reug Reug Ama lan ngeen koy wax. mais loolu kay dara dàqu loolu dara dàqu c'est-à-dire ma leen di nuyu de passage ñoom Jules Baldé grand Abdou Bakhoum maa ngi leen di nuyu bu baax. dafa am loo xam ne comme Modou Lo mooy le roi des arènes yàlla dogal na contrat boole na leen ak Luc Nicolaï ba pare li ñu war a def mooy verrouiller contrat bi ak Luc verrouillage boobu mooy comme quoi que heure bu Modou Lo pare Ama lay bëril te loolu moom yaakaar naa ne contrat yi signé nañ ko mu leer mais entre temps bu dee Luc moom mun na sauver journée du 13 bi bëriloo Ama ak keneen même bu dul ñun bëreloo Ama ak keneen yaakaar naa ne Ama ci boppam looloo ko yeewi bu dee nag ñun daf ñoo seet si ñun moom loolu defe naa ne du tey laa koy doog a wax ñun moom wax dëgg yàlla dañoo jàpp ne tey suba gannaaw suba adversaire bu ñu ci munti indil ñun moom dañoo pare ci suñu bopp toog di xaar. pare ngeen pour jël Ama tey. pare nañ sax jël ku dul Ama waaw. man dama dégg Reug dama ko jël entretien mu ne moom amagul combat maanaam. ki mu bëgg amagul combat daal loolu wax jooju lan lañ ci mën a comprendre bu Reug Reug di wax loolu. waaw moom jeune la xale la la muy yëg ci yaramam li muy entraîner loolu moo koy pousser muy wax loolu donc moom ki mu bëgg a am dëgg c'est-à-dire bon na ma yàlla jégal mais peut-être ñi mu amagul yëpp kenn da ko cee sonalagul quoi waaw te moom xam na ne bëre moom wax dëgg yàlla war ngaa mun a bëre sax ba supporter yëpp jóg taxaw ku ne wone la nga mëne. kurpeñ yi mel ni mbàccum gerte ku ne stade bi yëpp jóg taxaw arbitre atte ngeen dem naan ndox doog a del si waat au moins jël doog a am waaye salaamaaleykum maaleykum salaam rek billet nag dafa cher juróomi junni du caaxaan boo ko fayee da ko war a jar loolu amateur yi laa koy waxal quoi. très bien amagul ko sonal trop pourtant am na ñu gis ne bi mu daanee Reug Reug bi mu daanee Gouye Gui juste rek am na ñu ne combat mag Sa Thiès war na taxaw te gis na ne daaw jox nañ ko fi sottiwul su ma juumul ci côté Sa Thiès la yàqoo woon est-ce que combat Sa Thiès yow mi nga xam ne tamit yow yaay dogal
si Reug Reug est-ce que Reug Reug Sa Thiès lu war a mën a am la fi ñu toll nii. waaw loolu moom xam nga bi lamb ji jeexee may nuyu waa diaspora bi yëpp de passage ñoom ñëpp maa ngi leen di nuyu ak fépp fu waay nekk parce que diaspora bi moom jàpp naa ne diaspora Reug Reug la waaw moo xam ñi dëkk Caaroy ak ñi dëkkul Caaroy ñoo ci bokk yem li ko tax ñëpp xam nañ ko ñun bu ñuy wax MMA tey suñu doole moom mooy diaspora bi donc diaspora bi maa ngi leen di nuyu bu baax ñoom ñëpp ku ci mel ni grand Momar tam nekk Allemagne ñoom ñëpp maa ngi leen di nuyu di leen sant bu baax di leen ziyaar itam di nuyu benn grand itam boo xam ne vraiment Kër Massar la dëkk ak ñun mais Italie la nekk ñang baalo maa ngi lay ziyaar bu baax donc ñoom ñëpp maa ngi leen di nuyu di leen ziyaar donc di wax rek ne tey jii MMA bi ñoom loolu moo tax moom wax dëgg yàlla ñu xam ñu bañ ma ci interpeller nag ci combat Sa Thiès ak Reug dama leen ne bu leen fàtte ne combat Reug Reug guy gi Reug Reug Sa Thiès la woon donc bu fekkente ne dañoo dem GFM Entertainment dox ko Sénégal GFM Entertainment dox ko mujjul sotti jàpp naa ne tey balaa ñoo waxu combat Reug Reug Sa Thiès xanaa dañoo war a dem lijjanti ji ba xam ndax ka doon bañ nangu na ba noppi loolooy li ci nekk ba pare man comme li ma wax tout à l'heure rek ki ma doon waxal mun naa tudd turam mais li ma ko wax mooy damaa jàpp ne wax dëgg yàlla nag dañoo sonn ci ay tàngalaat ceeb rek nag di dem il est temps jeune talent yi nga xamante ni woon nañ seen fulla ak seen fayda ñoom Sa Thiès Reug Reug Boy Niang Ama Baldé et cetera il est temps nag wax dëgg yàlla ñu ñëw xëccoo mbir mi ci kaw ñoom dañoo bëri seen biir ba tas dafa doy léegi nag il est temps ku nekk jaar sa yoon mag ñi ku nekk xool ki nga ciy may chance ku ci mun a prouver nga ñëw day jeg say morom ci kaw donc man gisuma je suis pas d'avis comme ni combat Reug Reug Sa Thiès man defuma ko actualité quoi na ku ne jaar sa yoon ñëw day ci kaw c'est tout comme moom bañ ko waree jël wax dëgg yàlla jëlul kon gisatuma luñ ciy xaru dal. wax bu rëy bi Reug Reug wax barki démb ci face à face am bi ak ki nga xam ne moom mooy guy gi jëmale ko ci Lac de Guiers 2 ne nañ ko jox mu daan ko ba toog ci kawam ak yooyu waxu ku am fugg la wala lu ngeen yaakaar ne lu mu gëm la Reug Reug Lac 2 noo ko gisee boobu combat. waaw loolu moom loolu du wax ju rëy loolu du wax ju rëy de li ci nekk mooy maanaam du wax ju rëy dafa wax rek bëgg-bëggam c'est un jeune lutteur boo xamante ni wax dëgg yàlla am na lu bari lu mu war a prouver devant tous les Sénégalais ñu gis ko léegi nag moom benn forme rek la ko jëlee ah Lac 2 bari na ñu muy niilal te moom gis na ne moom du nul waaw loolu moom ku ne xam na ko donc li ci nekk kay mooy am na loo xamante ni sax moom waroon na ko wax moom bëggoon na ko wax te xam naa da koo fàtte. mooy buy bëreeg Lac 2 moom reliquat am boo moytul dañ koy teg bu niilee du ko fayee ko waaw. li wax nii réer de. noonu lañ koy sas ci MMA bi de. Reug ci MMA bi xam na ne MMA dafa am bonus. boo dóoree nit mu daanu bu gàttee ba gàtt 5 millions la ndax $10,000 moom lañ mus a jot ay bonus moom xam na ci dara comprendre nga. looloo waral combat mook Lac 2 itam bu yàlla dogaloon mu taxaw dañ naan ko yow sa avance moom loo ciy def booy boo nga def ko ci boo niilee amoo reliquat booy boo nga teel ko xam moo xam nag mooy choisir waaw. léyti côté management bi moom ñun loolu lañ koy wax bu ngeen niilee laa la wax amoo reliquat génne ci sa xel waaw. mais yore mbër yomb na wala yombul léyti. waa yore mbër day moo gën a jafe ci àddina waaye nag da nga koy def comme bant bu tooy rek bu noree nga no darti bu dee mbër mu lay déglu nag te jox la cër surtout te loolu jàpp naa ne kullu mbër tey lu métti war nga am ci sa staff ñoo xamante ni wax dëgg yàlla doo leen yemaleeg dara parce que nag comme ni nga ko waxee yore mbër mi gisuma loo ciy gañe gisuma ko lu dul mu teg la yeneen coono yoo xamante ni yu métti yoo xamante nii maanaam kenn mënu ko wax sax ci caméra waaye nag yaa ciy nekk di gën a góorgóorlu di ko jàppale ngeen am objectif kon ki lay defal loolu yaakaar naa ne war nga ko mun a jox cër war nga ko mun a respecter
dañuy dégg tout le temps fi may jeexalee rëg-rëg baasul baasaar caalaan marlooj mar nangam Diofior loolu yooyu yëpp rëg di ko lim te xam naa jombul fu nekk am na ñu koy jàppale yooyu di ko ñaanal i mbaage pankon to i lake zero ndik njom ne a ɗom a jega a miña jombe wiñe ndamtaan xaro lay ka o fog sereer lay di seen waaw loolu moom gannaaw yaa ba ma nuyoo waa Mbeelu Ngij ga ma dëkk di sant sama benn nijaay ju baax ndax acte bi mu def Bouré Thior Mag danaa ko tudd ñëpp xam ko Bouré Thior Mag mais xe dana na paax tamiñ men lool xarafu ke tafina a andaan mi andaanum waaw à travers sama nijaay Aliou quoi donc lim taxawaayam ci combat bi wax dëgg yàlla xam naa ko te loolu yëpp comme li ñuy wax rek di ka dégg nga dégg ngeen lum ndaa koy ku dégg na itam kenn du ma sob ka kon nag xam naa ne pour ma toog fii di lim dana xaw a métti waaye képp koo xamante nii da ngay jàppale gone gii maa ngi lay ñaanal yàlla defal la tawfeex ci sa njaboot maa ngi lay ñaanal gudd fan gu sax dakk maa ngi lay ñaanal yàlla suñu borom mu defal lépp loo bëgg ci àddina ndax bu ma limee danaa juum wala du ma matal te man yaakaar naa ne loolu waruma ndax ñoom limuñu benn dëkk boo xamante ni man sama tànk bi teguwu fa gisuma ko déggaguma ko dëkk bu ñu lim dem naa ca dëkk ba ci boppam wala dem naa ca département ba wala dem naa ca région ba kon bu ma limee bu ma tëbee rek sax ku ma ci tëb danaa am lu ma naqari loolu waaye comme li ma la wax rek surtout nag oxu andoona yee ko laye kaame o foga ndun o foga log o foga sinig o foga mbey o fog xireena mu kiina laye kaame rek fo mu waagoona waago gen in way ngidma nuun santa a nuun yaakaara nuun laya dene ke da ñaaƴan tige i andan meda toloox nun tige i andan kon i mbaage dara range rek ngeɗana dena roogo yaal oxe andoona yee ten jegu fop xeɗan taxendan fop mention spéciale itam koy no groupe Thior production fe andoona yee ten fogum ta ref association Njom Ñaal xam lay ni itam koy lim kiim maaga a kon yaamum limanga a kon comme ne laytanuma xana jeg wa xaƴuma to bugim kaaga nu mbasanaam rek oxu andoona yee foga no groupe le maxey gidmang santang yakarang laya nuun e rëg-rëg a gidma nuun a sant a nuun a gidma nuun a paax a paax a paax a paax ɓaato numtuwiid rek o fogole seereer ancienne gloire ke tout in way ngidma nuun sant a nuun nuun fop koy a yiifes oxe na nuun ndaam limanga rek bugiimo fool o leŋ wala ne o leŋ xaƴo lakas oxa ten tax oxu andoona yee rek anda xooxof anda ye kat damta in wa coɗitna xalaat den wa ngeɗan na in fop sant am fop gidmaam fop xaƴiimo leŋ jërëjëf yàgg kon loolu lañ leen indiloon tey internetu lesarènetv.com di leen jox rendez-vous beneen yoon incha allah jërë ngeen jëf merci